Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ce que je vous conseille mooy boo leen amul formation bu dëgër boo xamante ne mun na leen may ngeen di négocier yéen seen bopp seen i ay contrat publicitaire ak yooyu mais bu leen ñam ci benn nit demandez laajte leen wër leen information et là ça vous permettra en fait da lay may yow nga mun voilà nga ñi bañ leen arnaquer parce que ñi koy def wallahi azim di dundee àqu nit ñi dafa bari na du fi jeex c'est loolu tax dëkk bi du avancé connaissance de cause laay waxee xam naa ci dara voilà du fi jeex voilà d'accord xam naa ne question bi may ñëwaat nag dina la xaw a jaaxal góor gi noo def ba takk jabar noo def ba takk jabar ndax boo gisee wax la noo def ba takk jabar xam nga melo mannequinat bi dafa dangereux ba pare surtout góor boo xasee muy góor a jigéen a ci yem boo xasee ba nekk mannequin xale jigéen yi dañ la koy dara dañ lay topp comme weñ bu gis maa nga comme ni ko olof Njaay di waxee yow aussi pareil ñi nga doon mbaraan ñi nga nekkaloon doon leen dóor doon leen gëmloo ne ndax doon leen nax daal maanaam doon leen gëmloo ne bëgg nga leen maanaam nga jékki-jékki rek xam ne nag instant bi nag voilà war na stable takk jabar noo ko dundee maanaam ak ñooñu. pourtant ne tontu nga ko ne nga léegi nii nga jékki-jékki rek xam ne instant yi maa ngi naa war naa stable. voilà non en fait. parce que c'est pas du tout évident nga débarrassé wu carrément ci gel yooyu pour ñëw stabiliser wu sa vie. waaw mais yàlla nag dafa def alhamdulilah bu ma doon toll ci di soog a takk jabar. ki ma doon takk noonu. maa ngi moom te ñoo yàgg déjà ngay dugg ci milieu bi wala bien bu ma koy xam nekkaguma sax man ka. d'accord donc xam nga kooku noonu. alhamdulilah waaw dafay nekk lu yàgg. donc comme ni mu la wax rek man samay nitu démb toujours donc xam nga tey ki nga. waaw mais ñàkk loolu am na ñoo doon nax ci diggante bi. waaw du ci ñàkk loolu moom du si ñàkk moom góor la quoi. mais voilà góor la bon da ngay def ay erreur da ngay dugg ci yenn yi. surtout xelu xale bi xelu góor bi. mais au moins am na benn affaire boobu da nga ko wax da ngay toll foo xam te ne yow da ngay xam ne instant yi tu dois dépasser benn niveau bi. da nga nar a dugg ci beneen cap tu vois et alhamdulilah fu mu toll nii boo demee nag ba egg ci foofu mais c'est très simple xam nga nit góor booy waaj a sëy doo bàyyi ba jour bi ngay sëy nga ne ñëpp baleen ma damay takk jabar bu ma kenn woo wala ngay changer ay numéro non doo def loolu mais bon disons que bien avant ngay xalaata dugg ci sëy yow di nga xam ñooy éliminer ak ñoo dul éliminer parce que le problème muy ci góor ak ci jigéen c'est pas le fait nga am 4 5 6 jigéen ñu nekk autour de toi wala ku jigéen ki am 4 5 6 góor yu koy topp nit yi dañu am mbarat mais c'est pas mbarat bu fekkee ne yow da ngay wër sa jabar mais mën nga ko wër ci diggante 4 5 6 ba xool kan moo si gën a am critères yi après à la fin kenn nga si takk yaa ngi gis te ñun ay jullit lañ yàlla may na ñuy takk ba ñeent voilà mais yow sa biir wax ne nga ba ki nga takk yàgg ngeen donc c'est-à-dire que yow xamoon nga ni kii bëggante woon ngeen te amoon nga une idée ci moom seen relation donc nag ñeneen ñi nga doon kii nag kala ñoo non loolu dafa waaw loolu bon moo tax ma ne ay affaire de jeunesse ay affaire de balle perdue loolu moom du ñàkk mais jamono jooju bi may soog a toll ci sëy ki ma nekkaloon c'est-à-dire que gis nga nag xam nga góor yi ñoo fi dàq fen ñun ñëpp dañ mun fen mais am na benn affaire moo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko suñu biir góor ku mu fas yéene takk ku mu xam ne kii mun na ko takk dès le premier jour bu ko gisee da koy xam d'accord donc loolu dafa am da ngeen am don bi quoi non góor da koy xam góor xool ko xoolal na nga am sa dégagement ñëw taxaw xool ko sa premier mot dina xam fan la lay classé ak fan la lu dul classé donc noonu rek la fa demee et bon après bien sûr da ngay màgg di tabax di xama di construire ay relations bon ñenn yi dinañ la mere ñenn yi dinañ la comprendre ñenn yi li nga sekk jàmm ak ñoom ñenn yi li nga sekk xaritoo ak ñoom yàlla tamit des fois day def ngeen booloo yàlla def di yenn saay affaire yi xaw a féewaloo mais bon le tout en fait sama conception mooy nit ki day koy wax dëgg c'est-à-dire que góor yi koo leen nekkal pour foo ne leen ko foo leen indi koo leen nekkal pour dëgg ne leen ko dëgg leen indi bu lay koy nangu mu nangu ko ci loolu bu koy bañ mu bañee ko ci loolu c'est important c'est juste ça c'est important voilà ba tey ci sa vie de famille la ñuy nekk ba tey temps yi passé macha allah gis nañu ñu ngi la ciy féliciter aussi nga njéentee bu yàggul dara léegi nag nga nekk père de famille naka nga koy dundee maanaam en tant que père de famille nekk mannequin en tant que père de famille nekk ci milieu bi da ngay continuer di def mannequinat bi wala léegi moom
da ngay ne kilifa laa léegi damay bàyyi xale dem. Bon, déjà merci pour félicitations yi bon ça fait très plaisir bien sûr beneen vie la. loolu moom beneen vie la temps yi maa ngi ñam nuit blanche bu baax a baax a baax. d'accord bu bébé baa ngi lay won sa bopp bu baax. mu ngi lay won boppam moo ngi taal rajo bi. vraiment mais bon en tout cas c'est que du bonheur et c'est un plaisir mais. pour fàttali rek xam nga man milieu de mannequinat en fait partie visible bi mooy défilé feeñ beeg fës bi boo seetee ça doit faire au moins 2 ans que dama xaw a wàññi lu bëri occasionnellement peut-être temps yi nii j'ai dû faire 2 ou 3 défilés parce que ay stylistes yoo xam te ne dama leen yàgg xam yàgg liggéey ak ñoom ma woo te ñooñu mënu ma leen bañal dara damay jukk am na ñoo xamante ne moom franchement ak fi ñu jaar fuñ ma munti woo mu nekk dans 10 ans 20 ans 30 ans bu ma leen mën a jàppale dama koy def ndax liens yi ñi am mais le plus important fu mu toll nii mooy ñun suñu waa génération ñi nga xamante ne ñoom laa defandool mannequinat ku si nekk fu mu toll nii nga teg projet wala nga teg événement wala nga teg structure boobu te day may jeune mannequin yi di ñëw ñi mun a am fu ñu jaar parce que ñun tey mënuñu ne on a fait du mannequinat pendant 10 ans am si liñ si am te ku ne mannequinat amul xaalis day fen am na xaalis day bëgg dee am na ñoo xamante ne ñoo ko mën a lijjanti am na ñoo xamante ne ñoo ko mën a làkkarti mais am na ñoo xamante ne ci yoon ni nga koy teg te boo ko tegee ci yoon xam sa bopp xam sa fulla mun na la jural lu bëri donc mannequinat am na xaalis maintenant loolu nag ñun tey suñu rôle nekkatul di dem di buuxanteeg booy naan par force damay feeñ. maa war a def pub parce que li ngeen ci waroon am ngeen nañ ko. maa war a def pub. maa war a défilé. maa war a def lii non ñun instant yi lenn mooy suñu rôle parce que gis nga ku nekk ci mannequinat mënu ko bàyyi. même ancienne mannequin yu jigéen ñi nga xamante ne tey am nañ njaboot am nañ jëkkër ñoo ngi ci yeneen sphère. ñii si am 50 ans ba ñii si 40 ans ba ñun ñii si gën a ndaw. ku si nekk am na fooy participer ci mannequinat soit en créant sa marque vêtement en vendant non parce que ñun en fait looloo gën a am solo. même bu dee après da ngay bàyyi mannequinat def cinéma wala da ngay bàyyi mannequinat ibbi sa agence mais na nga dund ak milieu bi. parce que lépp ci milieu bi la départ. c'est ça la base. c'est important voilà ñi ñëwaat ci xale bi tamit ba tey est-ce que tamit yow ñaan nga yàlla par exemple pas moom mais say doom maanaam say njaboot def mannequinat. Man. Je suis tellement strict que je dirais non. Ah pourquoi? De nature je suis tellement strict que je dirais non. xam nga lu tax parce que tey jii nii par exemple def naa ko gis naa si lu baax gis naa si lu bon. maa ngi sant yàlla ba ma si teg sama tànk ci lu bon li. te kenn mënul jóg ba waat ne teg naa sama tànk ci lu bon li mais gis nga njaboot yàlla bu la ko dénkee yaa koy sàmm. Man personnellement fi ma toll nii je leur dirais les études d'abord. Comment assurer comme mes parents ils ont fait avec moi comment assurer say études. loo bëgg a def ma ànd ceeg yow te maa lay gunge. mais man la base c'est quoi? Religion, responsabilité. yaa ngi gis et surtout dévotion et abnégation. loolu moom ku ma ko si woon incha allah te maa ngi ñaan yàlla may leen ko. et que mu may ñu talak fekkee ba ñu mun lañ yar teg leen ci yoon boobu. mais ku ma ko ci woon tey ma gunge la. c'est pas diable. mais c'est juste ay base d'abord yooyu teg parce que milieu de mannequinat ku si bëgg dugg foog nga dëgër. gis nga boo nooyee bopp tuuti. affaire bi këf la. dëgg la. autant ci góor yi que ci jigéen ñi bëri nañu ci dugg yàqoo si bëri nañu ci dugg defaroo si mais mentalité bi la ak fi nga bëgg yóbbu sa bopp ak xam li la fa dugal. gis nga loolu nga leeral ko jeunes yi nga xam ne ñoom. et surtout les parents lu dul loolu ñu xam ko et surtout les parents. parce que c'est pas le jeune qui rêve d'être mannequin qui va être mannequin. gis nga milieu bi nii. critère physique la dafa am déjà xam nga dama ñëw rek sew naa. wala nekk naa góor jantal laa mun naa si bokk boo amul fit doo défilé. gis nga boo taxawee ci podium ñi taalal la ay lampe wala ñi tegal la caméra comme nii. mu leer ne àdduna yëpp a lay seetaan. amoo fit wóolu looy wax wala li nekk sa bopp bi dëgërul. tu vas pas t'en sortir. te léegi mannequinat toll na foo xamante ne boo ci duggee jàngoo jongoo. amoo qualification doo avancer parce que maintenant mannequinat toll na foo xamante ne c'est tellement select seetloo défilé bëreetul Sénégal. et pourtant am na ay mannequins yu nekk en activité. da ngay dégg tubaab da ngay dégg anglais da ngay am expression corporelle da ngay am gestuelle. da ngay xam nooy solo xam nooy présenté woo xam les règles de savoir vivre d'art de table parce que tey yow ñenn personnalité yi ngay rencontrer yenn nit yi. doo mën a toog ak ñoom. xam nga di yéey sa chingom ak di wax naan lee dafa am benn carrure benn posture boo war a am ba ñu mun la si naw respecter la te loolu franchement éducation ak formation moo koy joxe